salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokki Richard Toll tey nag ñu ngi fii ci département de Dagana nekk ci commune bi ñuy wax Richard Toll mu am sunu bés bu njëkk bu ñuy njëkkee émission bu ñu tuddee transport transport bi nag bu ñu xoolee chauffeur yi ci la ñu bokk borom taximaan aussi tamit ci la ñu bokk tey nag ñu ngi ñëw nag fii ci arrêt Jakarta maan yi parce que bëy tuut na lool waaye nag si jur gi la bokk moo tax tey ñu ne tey li njëkkee émission bi ak Jakarta maan yi ñu introsé benn Jakarta maan mu wax ñu ñoom actuellement nii nan la ñuy gérer Jakarta maan nan la ñuy gérer liggéey bi aussi tamit nan la ñu koy dundee aussi tamit sëñ bi ça va na nga def. ça va. loo tuddee. man Mbëgge Sarr laa tudd. la nga tuddee nga ne. Mbëgge Sarr. Mbëgge Sarr. yow taxi Jakarta maan nga. waaw. yow est-ce que booy dawal taxi da ngay am casque ak yooyu. waaw bu may dawal moto damay am casque ak yëpp. waaw. mais est-ce que yaa ngi jël précaution yaa nga xam te ni war na si surtout mbas bii nii est-ce que yaa ngi jël précaution wala est-ce que tamit am na li nga xam te ni gars yi dañ leen ko jàppale pour ñu mën a sensibiliser waale Jakarta maan yi mayeen ay masque mayeen ay gel est-ce que yooyu yéen jot ngeen si yooyu. yooyu jotaguñ si. waaw ñun moom jotaguñ si. actuellement yow lan mooy jafe-jafe transport bi fii nii si Jakarta maan yéen yan jafe-jafe ngeen am ci commune bu Richard Toll. fi lan jafe-jafe ñun benn jafe-jafe kase nanu am ñun dañuy liggéey suba ba ngoon jot. gendarme sonal la wala police sonal la loolu kase jafe-jafe boobu kase nanu am. loolu mooy jafe-jafe bi waaw mais léegi yéen c'est-à-dire que ñoom yan la leen jàppee est-ce que ñoom dañ leen jàpp ci mbiru casque wala ci leneen ak leneen. ñun mais da nga am casque am lépp sa lépp mat wante mais daan la jàppee leneen ay lamp yu tàkk ay lamp yoo xam ne du tàkk si Jakarta ay yooyu kase lan ñuy jàppee. waaw mais Jakarta ku xool xam ni benn lampe lay am ci kanam. benn lampe ak signal yi ci ginnaaw kon ñoom lan lañ leen mën a jàppaatee lu aajuwul loolu. dan naa la maanaam comme ça ay lamp yu toj maanaam comme fii bu tojee ñun la sa fii dafa toj maanaam warul toj. fii nii waaw xam nga fii yenn saa dana toj. day toj quoi waaw ñu naan la warul toj warul def nangam. léegi bu ko defee ñu rocc sa caabi tëye la yóbbu la si benn rok enquête la nga liggéeyoon suba ba ngoon yëpp ñu laaj la nga jox leen nga yëkkati sa moto dem sa yoon. d'accord mais léegi yéen est-ce que transport bi loolu lépp dégg nañ ko te ñu ngi koy gis aussi tamit mais est-ce que transport bi yéen a ngi ci am dara surtout Covid 19 ni mu amee ni coronavirus bi est-ce que yéen a ngi ciy génn à 100% quoi. yenn saa yi ñu génn si yenn saa yi duñ si génn waaw. mais dafa mel ni liggéey métti na fii de métti na fii trop. liggéey metti na kay. metti na waaw. mais bu njëkk daan nañu gis sog yi daan am chaque jour ñu dégg Jakarta def na soog mais léegi déggatuñu loolu noonu yéen lan ngeen def ba loolu lépp wàññeeku. loolu nanu def ba loolu yëpp wàññeeku loolu dafa meloon ay booy yu ko dafa amoon ay booy yu ko meloon rek. yu si raxoon quoi. waaw yu si raxoon dafa am booy yu mel noonu waaw. parce que ñi ma gis léegi ñu yor ay Jakarta yi parce que ñoom ñëpp léegi ay responsable lañu ay mag laa fi gis ak ay jeunes yu mel ni yéen toujours ngeen di daw ngir kër. waaw mais léegi yow ban adresse ngay adressé le premier magistrat muy le maire Mame Diop ak président Macky Sall. pour ñu bàyyi nu xel ñu moom sax nan nu jàppale rek mais mu dimbale ñu si liggéey bi ñun loolu moom nanu bëgg jàppale nu dimbale ñu si liggéey bi loolu kas nanu bëgg. comme léegi gendarme yi mën leen noppal wala policiers yi mën leen noppal. gendarme ak policiers yëpp ñu mën nu noppal ñun moom loolu nanu bëgg parce que mooy lu mu la doon wax fii rek laay ñëwaat parce que mais liggéey ba suba nga xëy suba liggéey mais nga ñu jàppala la nga amoon yëpp ñu jox nga jox leen ko loolu daa mooy suñu problème loolu daa mooy problème bi fii loolu kat. kon ñoo ko déggandoo jot nañu benn Jakarta maan vraiment wax na lu daw yaram cri de cœur la nag parce que Jakarta maan def naa ni ku leen jàppalewul waratoo taxaw di jéem a am looy encaissé si ñoom bu ñu dawalee yoon nag doxal ci yoon def naa ni kenn du si jàpp kenn kon donc ñu ngi ñaan homme de tenue yu fi nekk autorité yi fi nekk fii ci Richard Toll nañu bàyyi xel bu baax a baax Jakarta maan yi baax a baax léegi xam naa ne dañuy jox président Jakarta maan yi Moussa Badiane mu sànni si ay kàddoom. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Badiane bon je suis le trésorier de la commune et aussi je suis le président de cet arrêt là donc maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santom aussi di nuyu suñu autorités yi nekk ci biir dëkk bi mel ni le premier magistrat de la ville monsieur le maire Mame Diop
et monsieur le préfet, et donc monsieur le commissaire et le commandant de la gendarmerie. Et toutes nos autorités locales ñu ngi leen di nuyu bu baax. mais est-ce que Jakarta maan yi ak autorité ak homme de tenue yi am nañu benn déggoo quoi. waaw au fait ñu ngi ci parce que ku ne association rek am na ci lu mu tënku donc association du loo xam ne rek da ngay tëb nii rek def ko sans autant que nga dugg ci askan gi échanger ak ñoom mélanger ak ñoom partager ak ñoom quoi donc yaakaar naa ni kon ñu ngi jaxasoo ak ñoom. mais ma am lu ma la bëggoon laaj tuuti avant ñuy xuus ci programme bi tey nag bu ñu ñëwee tey c'est-à-dire que dañu am émission bu bees bu ñu tuddee transport yàgg nañuy sollicité ne nañuy wax ci émission boobu transport bi nag transport en commun ci la bokk mais tamit borom Jakarta aussi tamit ci lañu bokk parce que ñu ngi yombal liggéey bi tey ku am cas urgence bëgg a dem fenn ñoom ngay jël ku bëgg a dugg ci ruq-ruqaat tamit ñoom ngay jël mais Moussa est-ce que yow maîtriser ngeen est-ce que xam ngeen ñaata Jakarta mooy daw ci commune bu Richard Toll est-ce que xam ngeen kan moo war nekk conducteur Jakarta ak encore est-ce que xam ngeen encore ñan ñoo yore moto Jakarta fii ci commune bu Richard Toll. waaw loolu moom dañ ciy sawar wax parce que soo xoolee li mel ni mairie tey parce que liggéey nañu ak mairie liggéey bu am solo peut-être aussi dañu delloowul suñu njukkal parce que lu tax parce que bi ñu jógee ne jeunes yi da ngeen di dem adhéré wu ci commune bi c'est comme si parce que bëgg a nekk citoyen bëgg a nekk aussi tamit képp koo xam ne day indil dëkk bi rendement parce que mun ñu nekk rek ci dëkk bi te duñu fay benn taxe donc bi ñu defee loolu ak mairie aussi tam liggéey ko amul suivi donc loolu je vais souligner ça amul suivi lu tax parce que mënoon nañu gën a approché ci ñoom ñu liggéey ak ñoom mais liggéey boobu amul. dama dégg nga tudd taxe kon yéen da ngeen di fay taxe chaque mois ñaata ngeen di fay. waaw chaque mois ñu ngi fay 2000 francs chaque mois ñu ngi fay 2000 francs yoo xam ne ci keesu mairie bi la jëm donc parce que bëgg a nekk ay citoyens bëgg a nekk ay patriotes moo tax ñu ni tamit ñu bëgg a participer ci dëkk bi. mais 2000 francs boobu ñi nga xam te ne ñoo adhéré wu quoi ñoom ñoo enregistré seen nom ci liste mairie bi ñooy fay 2000 francs. non xam nga loolu mairie moo koy def loolu mairie tey nii même taxi yi même moto Jakarta yi bépp nit bu occuper espace public rek ci yoon da nga war a fay. donc kon ñu ngi fay selon ñu ngi occuper espace public bi selon aussi tamit ñu ngi daw ci biir dëkk bi. mais li ma bëggoon xam mooy que est-ce que tey ku jënd Jakarta tey planche taxi est-ce que yéen bu leen ko gisee xool ko xam ni kii de binduwul ci mairie est-ce que yéen di ngeen wax ak moom wala yéen dina am tànn benn koy teg. donc tu sais le Jakarta man c'est pas que pourtant ci loolu lañ nekk ba ci au niveau national mooy maanaam tey nii un Jakarta man dafa war a am identification dafa war a am loo xam ne ci loolu lañ koy xàmmeewee donc mais mënuñu tëb rek ku jënd motoom rek ñëw teg ko ci kaw tali bi sans autant que après ëllëg accident yi bëri yi sàcc yi bëri yi ci loolu lay amee mais tey bu fekkonte ni tey képp ku jënd Jakarta dina am fooy jaar ba nga am benn identification wala nga am benn carte professionnelle boo xam ne lii mooy tax yow nga nekk Jakarta man. mais yéen bu njëkk déggoon naa ngeen ni seen association bi da ngeen wutal ñëpp ay carte professionnelle déggoon naa ko fi xaw ma ndax loolu am na wala mujjul am. waaw loolu carte de membre la xam nga carte de membre boobu mairie bi moo ñu si jàppalewul parce que tey mënoon na liggéey ak ñun ci domaine boobu lu mel ni parce que ñun jóg nañu am initiative ñu lëkkaloo ak ñoom ba ñu commencé di fay taxe ba ñu commencé di jaay suñu ay carte de membre am nañu ay membres on a des membres plus de 400 et quelques membres mais aussi tamit xam nga tu peux pas forcer personne pour mu ñëw dugg ci association. d'accord mais léegi c'est-à-dire que léegi tey bu cambriolage amoon tey wala am benn Jakarta man tey bu këfoon tey benn cheveux nit est-ce que nit ñi dinañ ko mën a identifier selon ci matricule Jakarta bi est-ce que ñëpp am nañ matricule. waaw du ñëpp ñoo am matricule mooy li ma la wax sànq rek da ngay jënd léegi tegu ci kaw tali bi léegi donc kooku kuy def njombe après mën nga ko bañ a xam mais boo xoolee les vrais responsables ku mel ni kii mu toog nii xam nga doo ko gis di ko naan ay mooy dem këf cheveux donc dafa am ñetti façon type yuy dawal Jakarta am na koo xam ne xale la xamul lu ci nekk am na koo xam ne agresseur la am na koo xam ne responsable la kooku li ko tax a jóg mooy liggéey yóbbu këram donc yaakaar naa ni loolu noonu suñu autorité yi dañu war a accompagner sur ça parce que le maire même nous a proposé des choses malgré il a fait quelque chose jox nañ fi ay taxes
mais am na loo xam ne digoon nañu ko tamit. te moom lan la leen digoon li nga xam te ni casque yi moom man fekk woon naa bu mu koy joxe. waaw mais lan la leen digaat li nga xam te ni defu ko quoi. waaw casque yi xam nga tey boo jëlee c'est bien parce que du ñu wax baaxul boo jëlee 100 casques nga jox ko ci commune bu mel ni Richard Toll et il y a plus de 900 et quelques motos donc nga joxe ci 100 kon am na lu des. am na lu des donc yaakaar naa ni kon war na mën a yemul ci casques yi rek waroon nañu am mutuelle de santé il nous a proposé ça ay mutuelle de santé waroon nañu am aussi tamit formation sur la code de la route pour mu am na ay permis yu ñu diggoon tamit boobu léegi jotuñu ci permis jotuñu ci tey jakartaman bi permis yi nu ñu mel ni jakartaman bi war na am carte professionnelle boo xam ne groupe sanguinom dafay nekk tey nii jakartaman bi bu defee accident bu demee hôpital dinañ xam kii fekkee deret la manqué dinañ xam kii ci ban groupe la bokk dinañ ko teel a mën a lijjante mais su fekkee loolu amul te des na lu bëri loo xam ne ñu ngi ci parce que tey nii waroon nañu mën a am identification parce que liggéey la boo xam ne nit ki dañ daan jël 400000 demee ko Barça wala Barsaak mais nit ki jël 400000 am yooyu toog ci dëkk bi di liggéey war nañ ko mën a tamit orienter parce que aussi tamit li may wax suñu autorités yi dañu war a di sensibiliser di orienter nit ki li muy def ni nga xamal ko parce que arrêté la boo xam ne bu am la moo tax ñuy dawal moto kon tout ce qui est su nekkee arrêté rek donc am na fu ñu tënku ñun. kon yéen daal sensibilisation moo des aussi tamit seen lëkkaloo ak autorités yi moo xaw a des quoi lëkkaloo baax a baax moo xaw a des ak ñoom. waaw des na parce que boo xoolee ay jeunes rek ñooy dawal moto Jakarta doo si gis pas donc te réew pour mu dox jeunesse am da ci am participation bu jaar yoon donc yaakaar naa ni kon war nañu mën a jegeloo nit ñi seen bopp donc sensibiliser nit ñi aussi accompagner leen ci lu bëri. mais man lu ma la bëggoon laaj mooy que ni yéen est-ce que yéen fii ñaata président Jakarta ñoo fi nekk fii ci commune bu Richard Toll. waaw benn boo xoolee arrêt soo gisee. arrêt yi quoi ñaata est-ce que arrêt bu nekk dafa am président. waaw arrêt bu nekk dafa am responsable. dafa am responsable quoi. mais ñaata président ngeen am fii ci commune bi. benn président moo fi am mais arrêt bu nekk dafa am lu tax ñu jël arrêt bu nekk def ci ay parce que dañoo am bureau. te bureau bi boo xoolee yëpp dañoo tas ci Richard Toll soo gisee bu ñu joxe woon taxes yi mu am transparence est-ce que dégg nga ci coow. ah même su dee arrêt bu nekk am na ñaar wala ñett sax am na fa donc loolu la ñuy bëgg a doxal aussi tamit ñu dimbale ñu jox ñu suñu identité aussi tamit ñu jox ñu suñu gëdd ci commune bi. mais boo xoolee tey li ñuy participer ci dëkk bi dafa bëri. yéen chaque mois yéen a ngi continuer di fay mais est-ce que amoon ay temps yi ma déggoon ñu ne may nañ leen juuti bi quoi am na si ay moyens dañ leen ko may fay leen ko. waaw jamono Covid bi la parce que jamono Covid liggéeyuñu boo liggéeyul doo mën a fay soo liggéeyul doo mën a fay donc aussi tam nañu ko wàññilaat 2000 francs dafa bëri nañu ko wàññilaat waaw. mais 2000 francs weer ba weer nga ne bëri na quoi. non dafa bëri boo xoolee parce que man sillonné naa Sénégal yëpp parce que dama nekk au niveau national dañuy dem ci dëkk bu nekk et aussi tamit dañuy lancer waat beneen appel à monsieur le maire aussi tamit jeunes yi na leen dimbale pourquoi pas du leen daggal parcelle fii. ah borom Jakarta maa ni quoi. borom Jakarta maa ni ñu daggal leen fii parcelle yoo xam ne tey nañ ne fii cité Jakarta la ah loolu aussi tamit war na mën a bokk ci programme am ah donc man je pense que ni jeunes yi bëgg nañu liggéey ku leen jàppale ñu dem te aussi tamit ñun yemuñu ci dawal moto rek dañuy bale dëkk bi dañuy sensibiliser. mais seen association bi est-ce que di ngeen jékki-jékki ngeen def benn set-setal ak yooyu sensibiliser am ñeen lëkkalool ci jël benn jour bi nga xam ne da ngeen may ay masques ak yooyu ñu si jàppale est-ce que tey bu maire ñëwoon tey jox leen ay masques yu bëri ne leen dem leen ngeen distribuer est-ce que yéen yooyu di ngeen ko def. loolu yëpp dafa bokk ci suñu programme man du ma wax lu ma gëmul parce que tey nii am na loo xam ne ñun buñ ñu ci impliqué rek mu jaar yoon même Covid bi nii fii au niveau de la commune ci wàllu set ci wàllu sensibiliser ah je pense que ni Jakarta man tuuram rek mat na lépp donc kon lu ñu leen impliqué rek war na mën a dox setal yi ngay wax def nañ ko fii mais mairie sax ñoo ñu jox matériel bi mais aussi des na beneen accompagnement parce que nit ki suy seetal dëkk bi yow am na noo ko mën a accompagner tamit su paree mu mën a naan ndox su paree mu mën a pas ñu fay ñu quoi
mais war nañu mën a accompagner jeunesse bi daal. xam naa ni développé nga lu bëri parce que waxtu bi xam naa ne léegi mu jeex mais léegi yan jafe-jafe ngeen am ci tali bi. waaw jafe-jafe yi ñu am ci tali bi man j'appelle sur la sensibilisation donc lu may woote ci sensibilisation mooy maanaam nit ñi fii yaakaar naa ni avec le commissaire là comme ni nga ko waxee sànq bokk naa ci ñu ko njëkk a invité fii woo Jakarta maan yëpp te ñu ngi waajaat beneen sax parce que moom aussi tamit temps xam ñu benn yoon bu ñu ko woowee daf ñuy bu ñu demee ci moom daf ñuy déglu donc dinañu échanger ak moom mélanger aussi ba ci ko nekk lu mu jël nit nag association daf fi am ñun nee nañu parce que moom moo ñu ko wax donc mënuñu koo xam ne sol na kax yor na kayitu motoom yor na matériel complet ñu lay jàpp kooku duñ ko def mais aussi nit ñi nañuy sol seen i kax nañuy sol seen i kax aussi tamit ñu respecter norme code de la route parce que mënoo tegu ci taw tali bi tamit ba pare respecter loo code de la route association am na fi suñ la jàppee yow bu la neexee jox leen moto bi nga dem gis association bi ñoom ñu dem def. foofu laa doon bëgg a waxee quoi c'est-à-dire que parce que kuy daw si tali ak soog ñoo ànd yàlla na yéex mais est-ce que soog bu amee wala nga gis kuñ jàpp moto wala ku am tolof wala nit def soog est-ce que association bi dina jóg dem police mën ko jàppale parce que dama gis léegi bu soog amee rek képp ku def soog rek wala borom Jakarta buñ jàpp rek moom mooy dem am fa coono ñu fay la ko 6500 wala yooyu mais est-ce que yéen di ngeen dem njëkk fa def seen acte de présence pare ak encore est-ce que tamit ku koy am ne def na soog yàlla na yéex ba am lu ci dal est-ce que association bi dina am lu mu dajale wala ñu ketal ko mën ko dimbale. waaw loolu on l'a fait parce que yow ñànge nga dëkk suñu camarade boobu gaañu woon gis nga ni def nañu délégation ketal nañ ko dem nañ fa mais ñaanuñu loolu tey muy am souvent tey bëgg nañu association bi am kees boo xam ne tey mën nañu dem ci yeneen projet pas dawal moto bi rek parce que mën nañ ko def temps bu ñu dawalee ba quelque temps tey bu ñu amoon ay hectares yoo xam ne tey dañu koy daggal mais mën nañ fa dem investir en même temps ñuy dawalaale moto loolu yëpp mën na nekk parce que les idées sont là mais accompagnement yi ñoom ñoo des. tontu ba ci li ma la wax mooy que ni ku ñu jàpp police si Jakarta ñu jàpp motoom ñu yóbbu ko police est-ce que yéen da ngeen def délégation dem lijjanti loolu. waaw parce que loolu am na si ça dépend ñu dégg ko xam nga nit ñi parfois dañuy gaaw a tiit wala dañuy gaaw a affolé policier jàpp na la rek policier boobu nit la su la jàppee am na si lu mu lay jàppee su la jàppee aussi tamit bul xëccanteeg moom parce que commissaire loolu mooy li ma la wax sànq commissaire moo ñu wax loolu ñëw leen ñu waxtaan donc yaakaar naa ne tëjaluñu buntoom benn yoon wala ñuy dem foofu mu ñuy dàq donc loolu aussi tamit c'est à saluer donc pour ku ñu jàpp mooy li ma la wax sànq ku ñu jàpp nga ñëw gis association parce que mënoo nekk membre ba pare yor carte de membre ñu jàpp la ba pare doo dem gis association nga génnee foofu 2000 francs wala 3000 nga jox ko waa ji loolu la ñu war a arrêter loolu la ñu war a arrêter bu ñu bëggee tamit réew mi dox man en personne nee naa ku ñu jàpp ñëwal gis bureau bi ñu dem gis commissaire waxtaan ak moom aussi tamit moom nit la rek moom moo ñu wax loolu moom nit la rek su dul dara tamit nit la donc jarul ngay xëccanteeg policier wala ngay échanger ak moom ñëwal ñu dem ñu régler ko parce que at fii lépp ci wax lay sottee beneen bi tamit il faut que ñu respecter borom Jakarta yi xam ni ci tali bi la ñu bokk ci tali bi la ñu bokk mais parfois boo xoolee accident yu bëri yu daan am suñu naatangoo yi nekk ci kaw tali bi dañuy daan sax xeex donc kon tey foog ñu respecter tamit conducteur moto vélo taxi yi parce que moto taxi dafa am njëriñ ci dëkk dafa am njëriñ ci dëkk aussi tamit beneen bi may wax rek nos autorités là nañu accompagner jeunesse bi ku waroon dem fay 400000 barsak nga jënd moto toog fii kooku war nañ la muñal ci yenn yu bëri donc man loolu laa amoon lu may indi ñu gëstuwaat jeunesse bi aussi tamit nañu gaaw si suñu pont bi duñ fi taxaw te waxuñu waxu pont bi waaw duñ fi taxaw te waxuñu waxu pont bi. pont bi dafa am lu mu pénaliser yéen. waaw bien sûr parce que tey boo xoolee y a plus de 3000 et quelques personnes yu jógee côté bi tey te tey boo ñëwee ba fii ngay yem donc je pense que ni loolu aussi tamit ñu gën ko ñaaxar xam nañ ni ku xool rek xam nañ mu ngi avancé mais ñu gën ko baral. loolu léegi ñëw bi ñëw fi tey yéen lan leen def satisfaction la wala. waaw parce que lii mooy dëkk su amul ñuy wax rek
suñu njiit yi duñu xam ñun bu ñu dul wax suñu njiit yi duñu xam lan moo xew donc ñun faaw ñuy may jeunesse bi di wax di génnee li nekk ci ñoom parce que ñoom ñooy nekk ci tali bi tout le temps ñoom ñooy nekk ci tali bi tout le temps donc kon ñooñu foog nga leen di déglu ah waaw kii waaw maa ko woo c'est le porte-parole de l'association donc moo tax ma woo ko pour mu am ay kàddu. jërëjëf maa ngi nuyoo di wax ne man Madiop Diop laa tudd di présenté wu ci association Jakartaman bu Richard Toll nekk porte-parole bi aussi nekk koo xamante ne tey si responsable laa bokk yàlla dogal tey li ngeen ñu laaj dinañ ci sawar tontu ndax lu tax ma wax loolu tey ñun li ñuy jànkonteel ci circulation bi metti na trop ndax lépp loo xamante ne tey ay accord la yoo xamante ne ñoo ngi ci doon waxtaan ak mairie bi ci avancement yoo xamante ne borom Jakarta yi war nañ ko mën a am na lu bare tey amul day sooxee te soo seetloo li nga xamante ne ñun wax nañ ko ak ñoom yëpp presque ñoo ngi koy def maanaam ci wàllu municipal bi chaque fin du mois borom moto yi yëpp taxaw kenn ku nekk da ngay verser 2000 francs yor nañ seen ay papiers yëpp yoo xamante ne tey fii ñu bari sax am nañ ay permis de conduire dem na ba nga xamante ne demoon na maire bi demoon na ci ak ñun ne dañuy utal ay permis loolu ñoo ngi ci doon dox mais ba tey affaire bi amul suivi ay permis de conduire aussi dinañu teg ci ay anam yoo xamante ne borom Jakarta yi seen coono dina wàññeeku bu bari mais coono bi soo seetloo wàññeekuwul ndax lu tax say soo seetloo ñii fi toog ñëpp moto yi kenn ku nekk ça coûte presque 500 000 francs waaw xam nga ku jënd moto 500 000 francs kooku bëggul dem ci gaal gi bëggul jënd réew mi dafa bëgg toog pour liggéey ci réewam mais su demee ba def loolu taxul ñu am jàmm parce que dès vendredi da ngay gis ne moto yi kenn ku nekk da ngay obligé garer sa moto dootoo liggéey. lu waral loolu. waaw parce que soo jaaree koñ bi dañ lay accroché ni la seereel nga seere ñu laaj la say papier am na ñoo xamante kam mooy defal kam moo lay wax seere nga seere. policiers yi suñ la laajee say papier souvent di nga jëndee say papier yu leer soo jëndee say papier yu leer souvent ñu laaj la assurance te moto yi xam na ni benn amu si assurance. merci léegi ñu arrêté la nga fay 6 000 francs. mais policier bi laaj loolu moom xanaa xamul ne moto yi amul carte grise. non ñoom si xam nañ ko sax parce que su ñun réunion bi ñu mujj def ak commissaire moom dem na ba xamal leen ni que ni moto yi affaire de assurance moom bon garaawul mais papier yi moom na leer na mat su papier yi matee nañ bàyyi nit mu dem. na am acte de vente ak yooyu. merci moom loolu la joxe comme signe mais souvent nga dem ñu daaneel si loo xamante ne ñoom seen bopp tamit damay wax ne borom Jakarta yi ñoom nañuy def li nga xamante ne suba bu ñu la daanalee soo demee taxaw mën nga avouer te di nga am ay témoins mooy lan casque bi ñu la laaj na nga ko sol na nga protéger sa bopp et puis bul doubler def deux personnes ku ko def moom bu ñu la jàppee yow yaa nekkul ci yoon mais souvent dafay am injustice de trop te loolu nekkul loo xamante ne lu gën la pour encourager jeunes yi nga xam dañ nekk fii pour liggéey. léegi ban message ngay lancé waa Richard Toll ak chauffeur Jakartaman yëpp. waa chauffeur yi may lancé association Jakartaman damay lancé appel boo xamante ne bon pour ñoom ñëpp ñu dégg ma képp koo xam da nga yore moto na nga am ci benn kuréel boo xamante ne fa nga jokk surtout association bi parce que nit ki mënoo nekk di liggéey ci benn mbir te jokk woo ci dara. te kenn xamewul amoo identité. amoo benn identification loolu doxul nit ki boo nekkee ci mbir dafa yëngu da ngay xool li nga xamante ne moom moo lay jëmale kanam nga yëngu ci loolu. association bi pour mu mën a am doole wala ñoom seen bopp pour ñu mën a am dëgërlaay il faut kenn ku nekk am noo mën a mel maanaam ci comportement ci lépp parce que nee naa Jakarta yi ñi koy dawal ay VIP lañu kon nag soo xasee ba nekk loolu da nga am fooy teg sa bopp kon nañ ñëw ci loolu parce que tey soo xoolee Richard Toll amoon na fi ay affaire de banditisme maanaam soo jógee Dakar war a ñëw doo mën a àgg sa kër 2 heures du matin mais Jakarta dina loolu yëpp borom taxi yi soo daawoon wàccali bu ñuul bi foo mun a jëm 2000 francs ngay fay amatul Jakarta moo ci gaaw lépp Jakarta moo ci gaaw soo demee hôpital opération cas yëpp lu mu mënti doon Jakarta moo ci gaaw kon Jakarta ñi ko yor ay VIP lañ. kon jërë ngeen jëf ñu ngi remercier président ak yow mi nga xam tamit naataangoom la ngeen liggéey bu am solo ci Waalo parce que ñun ñu ngi fii lañ dëkk xam nañ leen mais c'est bien nag ngeen défendre Jakarta maay bu baax a baax incha allah xam naa ni danañ ñaanal aussi tamit autorités yi ñu taxawu daañu si def lu ñu mën daañu si wax def si lu ñu mën ñu jàppale leen aussi tamit waxaat tamit homme de tenue aussi tamit ñu jàppale leen tamit teg leen loxo aussi tamit subvention yi tamit yéen ci ngeen bokk parce que subvention yi ñuy jox gars yi Jakarta maay tamit ci la ñu bokk kon ñu ngi nuyu Seka production tey mooy suñu réalisateur mooy régie mooy lépp waaw xam naa ni fii la ñuy yem ak yéen incha allah ba beneen yoon bii nag mooy seen émission bu njëkk bi nga xamante ni moom la Waalo TV def ñu tuddee ko transport tey nag
sunu mbokk jakartaay maan yi lañ jëloon suba incha allah taximan la ñuy jël beneen yoon incha allah dinañ jël bus yi beneen yoon incha allah dañ jël képp ki nga xam te yaa ngi def transport fii ci commune bu Richard Toll n'importe quel transport incha allah dinañ si ñëw. bu leen fàtt nag di abonné si seen chaîne télévision bi di Waalo TV ku dem YouTube da nga bës like pour nga mën a jot bépp programme bi nga xam te ni mooy am fii ci région de Saint-Louis mooy am fii ci département Dagana mooy am fii ci commune de Richard Toll Waalo TV ca kaw ca kanam.